بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الخلق الله سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم yéen mbokk yi seen mbokk seen xarit Amadou Moustapha Gaye moo dellu si tey fas yéene yeggale waxtaan wi nga xam ni sumb nañ ko di ñaan yàlla suñu borom lépp lu nga xam ni lu koy taaral la yàlla na ko yàlla def lépp lu ci gàllankoor yàlla ñu ko yàlla teggil wala julit démb xam ngeen ni ñi ngi yemoon ci état bu bi nga xamee ni mooy bi Sëriñ Tuuba Cheikh Ahmadou Bamba yeggsee ci dëkk boobu nga xam ni mooy Mbàkke Bari te ñu wax leen ni ci Jolof la nekk maamam moo ko sos mu nekk à pratiquement 10 kilomètres de Daara Jolof wax nañu ni ci ndoorteem ci dëkk boobu buur ba fa newoon nga xam ne moo ko wutu Alburi Njaay di Sàmba Lawbe Penda Njaay nga xam ne tubaab yi ñoo ko fa installé woon ndax xam nga comme Alburi dem na gàddaay ñu bëgg daanaka gérer Jolof na nga xamee ni que dara bañ ca am lu bees lu ci yokku wala yu demee noonu noonu lañ di faral di def dañuy jël ka fa dëkk seet kuñ ci jubóol ci ñi nga xam ne ñoom famille régnante bi ñu installé ko su ko defee mu mel ni dara soppikuwul maanaam buur moo fa nekk nam fa nekkee woon au début nag ku ne xam na ni dégg na loolu Sàmba Lawbe Penda Njaay amoon na jaaxle ci ñëw bi Cheikh Ahmadou Bamba ñëw installé ko foofu ci Mbàkke Bari ba tax mu door di ko indil ay jafe-jafe ay la yéwén ñaare yenn saa yi su ñëwulee sax parce que ñëw na fa ay rare fois waaye bu ñëwee dellu waaye yeneen day toogum yàgg ay gàngooram wàcc si ci barab bi di fa jéem a def genre intimidation wala yu demee noonu ay wax toftal nañ ko ci maanaam ñaari kuy mënuñoo bokk mbalka yooyu yëpp wax nañ ko ci lu ci am ak lu ci amul li leer te wóor mooy au début amoon na jafe-jafe ak Cheikh Ahmadou Bamba jafe-jafe yooyu nag li nga xam ne moom moo ko saafara la ca ëpp gannaaw yàlla magu Jolof yi nga xam ni maanaam ñoom ñoo jël sol seen dàll dem seeti Sàmba Lawbe won ka ni que Ahmadou Mbàkke mii ngay xatal gis nañu ni nga koy def waaye dañoo bëgg nga xam ni nii nga dëkkee Jolof ñu nit ñu dëkk fi moom it noonu la fi dëkkee ndax boo leen fàttalikoo ci ginnaaw faram fàcce nañ ko bu mu leer maamam bi nga xam ni moom ci la moom la askanoo son arrière grand-père maam Maaram Mbàkke wàll wu ne Jolof la dëkke ndax Ousmane may maamam ba mu jógee Fuuta Jolof la ñëw ba mu jógee Fuuta Jolof la ñëw installé Bakary Gili Maxa moom tamit des siècles avant Jolof googu la ñëw installé kon yàgg nañu Jolof yàgg gu nga xam ni bokk ca ña nga xam ne ñoom ñoo am fa contribution yu rëy yu nga xam ne askanam def nañ ko foofu ca déew réew moom ay famille yam sax jaxasoo ak ay buur ba Jolof yoo xam ne njaajaan mooy seen maam ñu ne ko nag ñun de am nañu yàqin am nañu certitude ni lii nga amee di nguur moom Cheikh Ahmadou Bamba amu ci benn yenn yitte soxalu ko wéetal yàlla ak jaamu yàlla moo ko indi ci suufas Jolof gii nga xam ne suufas maam la dëkk bii nga xam ne maamam ci boppam moo ko sosoon ba loolu amee nag yàlla def maanaam yooyu mu doon def mu daal di estompé mu daal di arrêté defatu ko ba sax wax nañ ni doon na ñëw di ko siyaare am na sax nganale bu nga xam ne nganeel la ko te loolu Cheikh Mouhamadul Fadel Mbàkke radiallahu taala anhu yàlla na yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem
di ñaareelu xalifa Cheikh Ahmadou Bamba solo woon na ko wax na ko ci enregistrement bu nga xam ne man yàggul dara rek maa ngi koy publier ci sama page Facebook. bi mu loolu wéyee nga xam ni léegi Samba Laobé accepté na ko ba daanaka doon taalibeem gis na ni Cheikh Ahmadou Bamba am na lu nga xam ne yàlla def na ko ci moom ndax nit ñi yëpp topp ko noonu mu dal di ñëw jokk ci moom. et Albouri nag bi mu demee xam ngeen ni tubaab yi bi ñu installé Samba Laobé Penda Ndiaye lañ ci jublu mooy comme waxtaan nañ ba juboo ñoom li leen gënal toujours mooy ñu jël kenn ci waa famille yu buur ba nga xam ne moom buur ya fa nekkoon ñu installé ko mu mel ni comme dara soppikuwu fi su ko defee du am benn impact négatif ci population yi looloo tax ñu installé Samba Laobé Penda Ndiaye nga xam ne moo toppoon ci Albouri. biñ ko installé bàyyiwuñ ko noonu ndax dañoo jël benn doomu Sénégal bu dëkk daanaka Ndar ñu koy wax Maam Abdou Lo lañ koy doon wooye waaye mi ngi tudd Fara Biram Lo nga xam ni maanaam amoon na jàngoon na amoon na proximité ak tubaab yi ci seen fonctionnaire yi la bokkoon administrateur yi ñu jël ko teg ka ci wetu Samba Laobé Penda Ndiaye maanaam yóbbu ko yang-yang def ko pour lu mel ni ambassadeur ñu koy wooye résident. C'était le résident de la France à Yang-Yang auprès du Bourba Jolof Samba Laobé Penda Ndiaye. xam nga ni loolu fu mu amee ñaare histoire dana fa bari ndax li tax histoire dafa bari mooy buur bi nga xam ne ay maamam ñoo moomoon réew mi ñoo ko yilif ba jamono ba léegi du mës a nangu koo xam ne ma ko jóge ca àll ba maanaam su ma nee àll ba maanaam jóge feneen ñëw du nekk ca dëkk ba di nit ku ñuul ni moom bu doon tubaab la sax ay mu xaw ko mën a muñ waaye mu doon nit ku ñuul ni moom di làkk wolof na moom ñëw toog di ko surveiller ba mu xam ni daf koy surveiller ndax surveillance boobu lañ ca jublu tubaab yi gis nañ ni ca gannaaw am na ci buur yu nga xam ni maanaam buñ leen bàyyee aussi ak seen sago nekk xaritu tubaab du tee ñu continuer di jël ay nit di jaay jaam loolu am na ci ginnaaw xam nañ ko kaaw waalo bi am na fi ci waalo ndax man dégg naa personnellement ci ginnaaw bi temps yi ma gën a nekk ndaw dem naa Gorée ba tey dégg Joseph Ndiaye conservateur de la maison des esclaves mu wax ni tous les Gaye et les Wade de la Louisiane ont été vendus ñu ngi jóge ci waalo la ñu jóge te biñ leen di jaay ñu jóge ci waalo weesu na 1848 bi nga xam ne Victor Schœlcher ci grâce à moom maanaam def nañu abolition ci suñu territoire yi ñu nekkoon esclavage ba sax il y a de forts soupçons yu nga xam ni bokk na ci soupçon yu tax tubaab yi ak Sidia Ndaté Yàlla am jafe-jafe loolu danañ ci dellu si waat buñ ca tollee incha allah bu neexee yàlla. Quoi qu'il en soit am nañu ñoom habitude bu nga xam ni saa yu ñu tegee genre buur yu mel noonu nga xam ni léegi réglé nañu situation militaire bi et tout am nañu seen benn nit koo xam ni dañ ko fay tegu ndéggat yi mu doon bokk ci askanu buur yi nekk foofu danañu jël benn nit teg ko ci wetam tuddee kooku le résident. Fara Biram Lo noonu la demee woon ak Samba Laobé Penda Ndiaye am résidence naturellement à Yang-Yang. ba loolu amee moom aussi Fara Biram Lo doon nit koo xam ni ku xaw a doy waar la ndax ambition daf ko danañ ko gis léegi ndax naa leen liiral benn lettre d'archive yu wane ni effectivement Fara Biram Lo nekkoon na nit koo xam ni ambition daf ko ëppoon doole ndax li mu nekk doyu ko woon moom it bëgg na fexe ba ñu
yëpp débarrassé Samba Laobé Penda Ndiaye def ko chef de province comme ça moom ci boppam mu jiite Jolof parce que loolu am na ba tey tubaab bi jëlee nañ fi sax nit fii Archinard jëlee na fi nit Sénégal ànd ak moom yóbbu ko Mali installé ko fa comme roi loolu am na le roi de Sassanding ndax histoire rek a tax ñuy wax loolu muy Mademba Sy waa Sénégal la waaye dañu dem Archinard ci volonté boppam ak volonté tubaab yi ñoo ko jël installé ko comme Fama mu nekk le Fama de Sassanding kooku ñi xam tuuti histoire lu mu ndaw xam nañu loolu ndax même bu dul histoire sax ku mel ni ki maanaam Amadou Hampâté Bâ wax na ko ci téeréem boobu mu bind téeréem yooyu mu bind foog naa ni le sage de Bandiagara la wala waaw yu demee noonu et pour dellu si ci li ñu doon wax léegi muy diggante Mame Abdou Lo ak Samba Laobé Penda Ndiaye nekk xëccoo bu nga xam ni xëccoo bu metti la ci histoire lañu dëkkoon guddi ak bëccëg mu dajeg nag muy contexte bu nga xam ni Cheikh Ahmadou Bamba ñëw na ci barab bi te Fara Biram Lo Mame Abdou Lo gis na ni am na proximité bu am ci diggante Cheikh Ahmadou Bamba ak Samba Laobé Penda Ndiaye xam na ndax ci français yi la bokk ci camp boobu la bokk gis-gis bi nga xam ne tubaab yi moom la ñu amoon ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul depuis wax nañ ko fii depuis le 19 mars 1889 un an après mu sos Touba gis nañu signalement bi ñuy koy signalé ak nañ koy toppee di ko épier ak di jéem a xool lan lay yëngu ci suba yi ak ci ngoon yi donte dañ ko doon def discrètement kon Mame Abdou xam na loolu ndax ci seen biir la nekk mu ni nag loolu nag moom il faut ma jëriñoo ko te loolu ñun dañ cee am seede soo xam ni seede su leer la d'ailleurs bërki démb rek encore bu mel noonu mooy élément bi ma doon wax maa ngi ko publier ci sama page Facebook muy audio bu nga xam ni Serigne Fallou Mbacké mu baax ma yàlla na yàlla yokk leeram ci moom lañ ko jëlee muy wax naka la Mame Abdou Lo di confirmer li ñu wax ni Mame Abdou Lo moom la def ba fexe ba tubaab yi lever seen ay troupes pour jéem a maanaam dal ci kaw Cheikh Ahmadou Bamba te loolu yépp mu ngi jóge ci Fara Biram Lo boobu Mame Abdou Lo ana naka la demee bi ñu demee ba maanaam benn jamono ay weer lu weesu installation Cheikh Ahmadou Bamba parce que mi ngi fa ñëw en avril 1895 astafurlah ba ñu ñëwee ba ay weer yu toftalu ci loolu ci la buur ba Jolof Samba Laobé Penda amoon cachet boo xam ne tubaab yi dañ ko jox cachet ba am lu ci yàqu xam naa ni cachet bant la dafa war a damm wala yu demee noonu ñu war a remplacer ponk bi nga xam ne moom la ñuy téye yóbbu ko en réparation à Saint-Louis ci service su gouvernance yi bañ ko yóbbu Fara Biram Lo ñëw nemmiku cachet boobu Serigne Fallou mi ngi koy wax moom ci waxam ci la jëlee cachet ba mu ko gisee apposé ko ci benn këyit boo xam ni man ci sama wàllu bopp amul gisaguma benn bindkat wala kenn ku wax ci Cheikh Ahmadou Bamba ku wax ni lii ak lii lañ ci bind waaye man ci sama wàllu bopp dama koy wax honnêtement lu ma hypothèse la bu ma teg dama teg ni hypothèse bi mooy këyit bi mu bind mooy nu sous-signé Samba Laobé Penda Ndiaye buur ba Jolof Cheikh Ahmadou Bamba guide des mourides wala marabout guide des mourides avons décidé d'unir nos forces contre
l'occupation française wala yu demee noonu maanaam man Samba Laobé Penda ak Cheikh Ahmadou Bamba fas nañoo yéene boole suñu doole xeex ak tubaab yi daal di jël cachet tubaab Samba Laobé Penda Ndiaye def ko ci këyit wi jël benn signature imité signature arabe rek daal di bind mel ni comme Cheikh Ahmadou Bamba moo ko signé ba pare di jël këyit bi dem ba ca bureau gouverneur ba mu teg fa këyit bi noonu ñi à peu près jàpp naa ni xaw ma ndax terme yi exactement terme yooyu la mais am naa yàqin ni su koy wuteeg moom it lu ndaw la en terme de peut-être ay phrases yi ñooy changé waaye à peu près noonu la def ndax dafa jël document bu nga xam ni dafa wane ni moom Samba Laobé Penda ak Cheikh Ahmadou Bamba ñoo fas yéene lëkkaloo pour dal ci kaw tubaab bi daal di jël document bi nga xam ni c'est estampillé c'est signé ak cachet Bourba Djolof Samba Laobé Penda Ndiaye daal di jël mbir mi teg ka ci bureau fexe ba mu dugg ci bureau gouverneur tubaab xam ngeen ni tubaab comme ni ma ko waxee woon ci yoon yi lay weesu xam na jëfu provocateur maanaam koo xam ni dafa jóg pour yëkkati la ci dara fexe ba nga maanaam dugg ci benn logique ñoom xam nañ ni am na caay-caay yu mel noonu xam nañ ko xam nañ ni loolu am na ndax yëfu nasaraan la li ci ëpp gouverneur bon xam na ni en réalité lii document bu important bu mel nii nga xam ni ay nit ñu wa fas yéene dal ci kawam ñoom ñoo ko moom ba pare ñuy sàggan ba loolu di ñëw ba muy nekk ci kaw bureau xam na ni loolu tey na xel en vérité tey na xel waaye comme niñ koy waxee boobu fekk na suñu borom subhanahu wa taala am na lu nga xam ni nar na fas na ko yéene tudd na ko ba noppi dogal ba am na ba tax na li ñuy vigilant am na lu nga xam ne dana nekk seen xol ragal bu ñuy ragal wala am lu nga xam ne dañ ci moytu ba tax na ñu ni ñoom comme lii mbir la bu nga xam ne xam nañ ni xëy na sax def ko parce que texte bi ma leen di liral léegi du yàgg dara di ngeen xam ni ñoom seen bopp après xam nañ ni dañ leen dugal ci guta mais ñu ni waaw comme sëriñ bi moom wax ji bari na ci moom ñi ngi wax gauche ñi ngi wax droite te ñun ki desoon ci buur yi nga xam ni mooy buuru Sénégal yi taxawoon jànkonte ak tubaab yi am doole am taxawaay am ndëgërlaay ba Alburi demee penku fekki Lamdi Julbe doomu Cheikh Umar Fuuti radiallahu taala an ni yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem ba Alburi demee kon desatul benn résistant boo xam ni mën na leen indil jafe-jafe desatu ci kenn ñoom ñëpp tubaab bi fexe na ba venir leen à bout toute velléité de résistance avait été annihilée kenn desatul ci ñi nga xam ni boroom gànnaay la ñu taxaw ak pas-pas am possibilité faire face au français Alboury ci mujjoon ñu ni nag malgré ça du ñu jël suñu temps nga xam ni ils ont mis au moins 200 ans pratiquement yoo xam ni parce que 1859 lañu 1659 lañu créé Ndar boobaak léegi ñu ngi jël seen alal jël seen doole ñàkk ci ay nit militairement économiquement lu ne def nañ ko ba tey lépp féete na boor dara desul exploité économiquement
colonie bi kon duñu jël certes yenn risques yi nga xam ne day yeewaat fitna waaye dinañu jël ay garantie yoo xam ni bu ëllëg ak si biir bu amee jafe-jafe ak ñenn ci ñooñu population ci seen bopp danañu taxaw ne ah diw de wax dëgg yàlla jëloon na les devants amoon na garantie diw newoon na ko lii newoon na ko leneen nangam moo tax nag ñu ni bépp sëriñ boo xam ni tu échappé au contrôle des Français maanaam bépp sëriñ boo xam ni tubaab yi amuñu ci yow mémise amuñu ci yow contrôle xamuñu say guddi xamuñu say bëccëg de manière systématique ci Sénégal ak ci boo diwaanu gàddu Mauritanie yi nga xam ne environ yi ñu ni ñooñu ça fait l'occasion nañ leen répertorier jël seeni tur ak seeni sant ak fa ñu dëkk fexe ba xam kan ak kan la woo leen su ko defee bu ñu leen wooyee ñu ñëw Ndar bu ñu ñëwee Ndar ñu fexe ba bu ñu ñëwee Ndar ñu fexe ba signéloo leen ay garantie yoo xam ne bu ëllëg ci biir bu amee benn rëj wala benn yëngatu bu ñu def suñu génnee këyit ba ñu xam ne ñoom kat ñoom ñoo ñu tooñ ay la yewén ndax jëloon nañu engagement ni ñoom France la ñu reconnaître ak yu demee noonu mais sàmbalaw bi sax c'était pas du sàmbalaw bi sax ñoom la ñuy parce que xam nañu sàmbalaw bi du dëgg xam nañ ko mais boobu yàlla suñu borom la mu tudd na ko kenn mënul ci dara naka noonu ñu jël liste bala ñuy jël wax ci loolu danaa leen wan liiral leen benn lettre boo xam ni benn élément document boo xam ne ci archive nationale la jóge ngeen xam ne li ñuy wax ci Fara Biram Lo non seulement Serigne Fallou Mbacké wax na ko muy lu am parce que ñun lépp lu ñu wax rek dañu bëgg mu am base bu nga xam ne dañ ko ciy wéer mais tubaab bi ci seen bopp confirmé nañu ni nature Fara Biram Lo ban genre nit la lettre bi mi ngi nii dañu bind ni Fara Biram Lo est un agent très au-dessus par sa capacité de la moyenne des fonctionnaires indigènes. Mais son dossier volumineux en raison de l'ancienneté de ses services est des plus instructifs à consulter. Les administrateurs auprès desquels il a servi font tous l'éloge de ses capacités exceptionnelles, mais le signalent pour la plupart comme très ambitieux et toujours besogneux. Arrivé très vite au sommet de la hiérarchie des interprètes, il a toujours cherché depuis à se faire une situation comme chef de province. Étant résident à Yang Yang, il a d'abord rendu de réels services, a réussi à faire déporter Samba Laobé Penda pour des motifs qui ont par la suite été reconnus inexacts. Archives du Sénégal, recueil chrono confidentiel 1913, lettre numéro 302 du 27 novembre. loolu firnde mënu ko weesu dëgg yàlla ndax ña nga xam ne ñoom ñoo ko doon utiliser ñoom ñoo doon ay kilifaam nemmiku woon nañu ci jëmm jooju ni boroom xam-xam boroom xel la woon boo xam ni xelam waroon na ko nit ku am xel la ku leen amaloo nit njëriñ la ci ndax li ñu bëgg yépp ma ngi ci doon nekk suba ak ngoon wax nañu tamit nii maanaam le fait que mu nekkoon noonu bëggoon na nit la koo xam ne ambition maanaam bëgg-bëggam
ak la nga xam ne moom la doon dàkk di ko viser sore woon na sore bu nga xam ni amoon na ambition bu nga xam ne ambition bi daf ko ëppoon doole boole ci encore ku bari yëngu la woon ku bari woon man-man la am na ragal daal bu nga xam ne ragaloon nañ ko ci moom looloo tax ñoom ñu jàpp ni wax nañ ni ci biir lettre bi tamit bañ ci demee ba ci biir wax nañ ni moom moo fexe ba ñu déporté Samba Laobé ndax xam ngeen sëñ tubaab ba ko tubaab yi décidé nii dañ koy yóbbu rek dañ cee dal di boole waale Samba Laobé Penda Ndiaye ne comme Samba Laobé ngi fi soxlaatul buur ba Jolof nañ jël doomu Alburi mag la léegi Buuna Ndiaye nañ ko jël def ko buur ba Jolof dal di jël Samba Laobé booleeg Cheikh Amadou Bamba yóbbu mais ñu ni ñoom ci seen bopp reconnaître nañ ni la nga xam ne moom lañ ko doon reproché lépp lu mu doon wax naan Samba Laobé moo ko def ñoom dem nañu ba ci biir ñu xam ne loolu dara du ci dëgg ñoo ko wax ci lettre bi mu leer nañ comme jant nga xam ni ay la yéwén kii def na lu nga xam ni xëy na sax xamul lu tax mu def ndax yàlla buy décider yenn mbir yi daf koy jaarale ci dañ koy wax très souvent ci làmmiñu nit ku iñaan kon jàpp nañ ni maam Abdoulo Serigne Fallou Mbacké mu baax ma radiallahu taala anhu confirmé na ko tubaab yi ci seen bopp confirmé nañ ko bu ñuy wax naan lu tax mu jóge dem la ca ëpp li tax sëñ Cheikh Amadou Bamba pour des causes yu nga xam ne bokkul ak cause u baatin des causes directes nga xam ne objectivement lii moo am lii moo tax mu dem loolu mi ngi soqi ko ci maam Abdoulo ñu naan ko Fara Biram Lo bokkul nag ak ba mbokkam ma am na beneen mbokkam bu ñuy wax Duudu Mambay Fara Biram Lo moom aussi dana dajeeg sëñ Tuubaa ci yoonu géej gi muy dem kon bi loolu amee ba noppi tubaab yi répertorié ay nit yoo xam ni jàpp nañ ni ñi ngi nekk ci biir réew mi te amuñu ci ñoom benn contrôle ñu numéroté leen di leen woo benn par benn kuñ ci woo loolu aussi document boobu man dama sama imagination sama xelu bopp dama xalaat ni document bu mel noonu moom lañ leen doon signaloo ku ci nekk buñ la woowee dañ naan la nga jox la nga pour nga bind jox la këyit boo xam dañ ci bind je sous-signé par exemple Moustapha Gaye marabout de la confrérie tel immatriculé sous le numéro tel ne reconnaît aucune autre autorité en dehors de l'autorité coloniale française nga signé boo signé ñu jox la sa yóbbal jox la suukar jox la warka ndax yooyu la sëriñ daan soxla jox la këyit wala lànkar waaye li nit ñi di wax comme li ma koy waxee booy wax histoire doo ngay wax li nga xam ne moo am ñaare li nit ñi di faral di wax naan dañu dajale woon ay nit ci benn bureau benn néeg ñi génne yenn saa yi ñu dugg génne jaase mu taq deret ñu laaj kan yooyu du wax bu jubul loolu amul li am mooy këyit yu mel noonu la ñuy teg di leen woo benn par benn ndax dajewuñu fa dañ leen doon woo benn par benn kuñ ci woo jox la këyit nga xool daal di ne ah waaw man de reconnaître ma benn buur bu dul benn nguur bu dul nguuru France fii ci Sénégal ndax xam ngeen boo leen seetloo ci ginnaaw tubaab yi am na côté boo xam ne sax xawoon nañ fa tane tuuti suñu yenn mbokku ceddo yi ndax suñu mbokku ceddo yi sonaloon nañu sëriñ si tere woon nañ leen seen jaamu yàlla bu baax a baax ci ay jamono du ñëpp nag mais am na ñu nga xam ne noonu lañu nekkee woon léegi tubaab bi dajale leen noonu di leen wooyee noonu ku ci nekk boo ñëwee ñu bind la nga signé yàlla def cheikh bi moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul suñu yaakaar tey ak ëllëg bokk ci ñooñu
te doon numéro 4 ci loolu mais systématiquement convocation buñ ko jox pour mu dem ci moom ñu jox ko ki nga xam ne mooy résident de la France à Yang Yang naturellement bu demee mu xotti sànni ba mu mat lu tolloog téeméer convocation ñëpp ñëw nañu ba mu des moom te lam ca jubluwoon yépp du lenn lu dul li ñu naan la fin justifie les moyens lever les troupes françaises contre Samba Laobé Penda Ndiaye et Cheikh Ahmadou Bamba loolu rek la ci jublu woon dans son machiavélisme lam ci jublu yépp mooy fexe rek ba tubaab yi mer soulever l'ire des Français pour que ñu ñëw dal ci kaw Cheikh Ahmadou Bamba et par ricochet Samba Laobé Penda Ndiaye su ko defee la mu bëgg mu am ko maanaam kële débarrasser le plancher moom mu am la voie libre toog fa comme chef de province comme ni mu amee ci yeneen dëkk yi aussi et ñu demee ba gis ni ñëpp ñëw nañu ku nekk bu ñu la joxee nga ni ay la yéwén wax dëgg yàlla signé daal di dem sa yoon ñu jox la sa liñ lay jox ndax xam ngeen ni nit ñi duñu benn tawxiid yi duñu benn Sëñ Tuubaa fa mu tolloon ak xëy na ñeneen ñi fa ñu tolloon du benn fa muy gisee ak ñeneen ñi fa ñuy gisee du benn alors bi ñu demee nag ba affaire yi situation bi critique Cheikh Ahmadou Bamba ci yëg-yëg gu mu am ñu wax ko mu loolu dugg ci noppam mu yabal maam Thierno Birahim rakkam Cheikh Ibrahima Mbacke nekk dafa bëgg mu dem seetal ko ndax dégg na ni ñi ngi koy woote xamul luñ koy doyee lan la na dem Ndar mu vérifier loolu maam Thierno Birahim ba mu demee Ndar effectivement tubaab bi woon ko ni ko yow mii lanam yow yax yaay Ahmadou Bamba mu ne ko déedéet man rakkam la mu ne ko waaw ñun ñi ngi koy woo booba ak léegi nangul mun leen moom day du nitu koo xam ne nitu ay la wala dara jox leen garantie yépp ne leen nitu jàmm la koo xam ne yàlla rek ko tax a jóg su xamoon dafa jotul ci convocation mais bu jotoon ci convocation yi dina ñëw fexe wax ak ñoom ba dalal seen xel ba am ultimatum buñ ko fixé ni ko na soo demee dans les 72 heures na ñëw su ñëwulee nag danañu dépêcher troupe yi ñu dal ci kawam arrêté ko mani militaire yi maam Thierno ba muy wàññeeku naturellement toujours ka nga xam ne mooy jeexitalu France foofu ca barab ba moom lañ ko booleel pour mu boole mu réunir toutes les conditions pour que mu mën a egg à temps mais malheureusement maam Abdoulou boole ak ay pël yoo xam ni daf leen jox ndigal pour ñu réeral ko waaye yàlla def mu gindiku Cheikh Moussa Ka wax na ko ñeneen nit solo woon nañ ko mu gindiku ci biddew bi ba yegg si ca magam ju baax ci fajaru samedi 10 août 1895 na mu sëy fex na fekk na Cheikh Ahmadou Bamba ba mu duggee ci jàkkaam jooju ci Mbàkke Bari ndeysaan nga xam ni léegi ña ngi ko tabax sëñ Cheikh Joreel tabax na ko waaye man yàlla ba moo fay yóbbu boobu benn seng lañ ko wërale woon maa ngi fa nekkoon ma nit le 10 août 1995 foofu laa gàmmoo 10 août 1995 samedi 10 août 1995 man mii seen mbokku taalibe bu ñàkk solo bi yàlla xéewale na ma le 10 août samedi 10 août 1995 100 ans jour pour jour yàlla dimbali na ma ba ma nekk ca kër sëñ Cheikh Coro googu nga xam ne mooy kër sëñ Touba gi boobu néegu ñax baa fa nekk bokk naa ci ña nga xam ni ca nawet boobu ñoo taxawal ñoo nekk di def tabax bu jëkk ba ñu def ca biir kër ga suñu bayee ba ngoon samedi yeeg dimanche yi bu ñu ñëwee ñu nekk ci maçonnerie bi loolu am na xewal boobu am nañ
ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax di ci tiitaru nag ndax wax dëgg yàlla ñun jàpp nañ ni lépp lu jëm ci sëñ Tuubaa dañ koy sagoo dañ koy tiitaroo wax dëgg yàlla loolu moom nëbbuñu ko kenn wax dëgg yàlla te duggaatul ci biir kër gi ndax dafa bi maam Thierno ñëwee wax ko gravité situation bi dafa daal di takk wutali daje njëg tubaab yi wax ak lañ ca wax yépp na mu téye ci bopp sëñ Modou Moussa Mbacké al Karim téye ci boppu Cheikh Mouhamadul Fadal dénk leen yàlla teg leen ci loxo maam Thierno Birahim rakkam jox ko ay ndigal ni que bu ma dellu siwul bu nawet bi jotee bu jeexee su dee yaakaar nga ni toog fii moo gën nga toog su dul loolu seetal feneen koo xam ne yaakaar nga ni war nga ko mën a toog ak xale yi nga toog daal di takk wutali jeewal bu mu ñëwee ba ci tund jeewal ci tisbaaru bés boobu di samedi 10 août 1895 di 18 safar 1313 de l'hégire mu daje fa ak troubu tubaab yi nga xam ni kaka jiite mooy Leclerc nga xam ni dafa am ordre arrêté ko manu militaire yi waaye Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ca barab boobu la fanaan te tisbaar la fa yegg si ndax wan na gannaaw ci moom ci boppam moo ko wax wan gannaaw dëddu ko dal di tari juróom fukki basmala ñëpp ku ci nekk dal di dal sa dal mu toog def ay occupation ñu fanaan ca barab ba bokk na ci miracle yi tamit fanaan ca barab ba ca xëy sa suba ñu dem wutali Kokki maanaam le 11 août 1895 jóge nañu jeewal ña nga jëm Kokki ndax pour dem Louga la ñuy war a jëlee saxaar te il faut que jaar Kokki ñi ngi yegg Kokki ci wàllu guddi toog nañ fa ba gannaaw gee ñu jóge fa le 12 août 1895 maanaam yoor fekk na leen Louga ca gaar ba am na fa ay jeexital yoo xam ni Cheikh Ahmadou Bamba julli na foofu suufu garab googu léegi def nañ ko jàkka ku dem Louga di nga mën a gis loolu mën ko siyaare Cheikh Ahmadou Bamba otoraay ngoon ñu dugal ko ci le 12 août 1895 boobu mu wutali Ndar dem yegg fa ci gannaaw timis ba mu yegg seen Ndar ci gannaaw timis ka nga xam ni moom moo amoon charge dalal ko pour bu subaa mu ñëw wuy si tubaab bi mi ngi tudd Ahmed Khoury Sène Ahmed Khoury Sène interprète la woon ñu bari nag dañuy jaawale interprète boobu Ahmed Khoury Sène ak Ahmed Khoureyssi du benn Ahmed Khoureyssi mooy kër gi nga xam ni fa la Cheikh Ahmadou Bamba fanaan keroog ca bés boobu mu doon waliyu yàlla bu mag boo xam ni maanaam génn àddunaam lu yàgg la woon lu jiitu Cheikh Ahmadou Bamba ñu denc ko ci këram googu kër googu tey maanaam am na sax ay transformation yu ñu fa def Serigne Saliou Mbacke mu baax ma yàlla na yàlla yokk leeram moom it moo ko fa def mais lu jiitu loolu jiitu sëñ Saliou ñu bëri xamuñu woon loolu dañ daan dem soor man mii dal na ma dañuy dem soor dem kër Ahmed Khoury Sène nga xam ni interprète la woon mooy maamu ñoom ñi sant Sène te dëkk ci boo wàccee pont wu Ndar bi jëm Guet Ndar maawu Sène ñooñu dëkk Ndar xam nga ñooñu ay nit ñu baax Ahmed Khoury Sène boobu seen maam la woon seen mbokk la kooku lañu sant ne que bu
bu ñëwee ci dëkk bi wutal fu mu fanaan bu ëllëgee mu wis mu ni ko nag demal nga seet foo fanaan ndax dëkk bi moom dëkk la bu nga xam ne aarees na ko bu guddee mënoo fi génn nangam ak demee noonu mu ne sëñ Tuubaa nag seetal boo mën a dal bu subaa daal na nga ñëw 11h lañ la soxla. moo tax yenn nit ñi nga xam ni da ngay dégg sax ñuy wax ay wax yoo xam ne naan yàlla bu doon jëmm la bu wàccee Ndar du dal ci barab bu dul kër Ahmed Khoureyssi xam nga kooku ku amul dégg-dégg maanaam mën nga ci sax xabaabal wax ci loo xam ni daal di ni comme sëñ Tuubaa fa la daloon rek ni wax ci wax joo xam ne waroo ko wax fekk ni lam ca jublu mooy sellaay yu bërëb ba la bëgg wone ab dégg dafa laaj dégg bërëb ba na mu selle ba tax na di yàlla bu doon jëmm wàcc ci kaw suuf du bàyyi fenn du dem fenn fu dul kër Ahmed Khoureyssi kër Ahmed Khoureyssi Jaañ sax la sant mooy maamu ñoom Sidi Jaañ Xaraashi ak yooyu naar la d'origine mais góor yàlla bu mag a mag a mag a mag la woon ma nga fa tëdd ñu denc ko barab ba sax kenn dëkku ko daanaka barab bi rek kër maanaam xabru bi rek moo fa nekk léegi nag nit ñi ñu ngi koy nemmiku te nekkul soor ma nga nekk à proximité de la gouvernance boo ñëwee gouvernance di dem sud digg foog naa ni daal bu ma juumulee koñu benn koñ nga ciy teg jot église ba benn koñ moo war a nekk seen diggante wala gën gaa bari ñaari koñ Cheikh Ahmadou Bamba foofu la toog yeggale téeréem boobu ñuy wax asmaawu ahlu badrin bind fa asiru ma al labraari asmaawu ahlu badrin wax nañ ni mooy téere bokk na ci gànnaay yi mu yore woon ci bi muy dem ci géej gi mu yeggale mu bind fa asiru ma al labraari maanaam xëy suba wutali kër Amadou Ndiaye Mabéy Amadou Ndiaye Mabéy benn góor yàlla la bu nekkoon Ndar boo xam ni nit ku nit ñi amoon ci moom yaakaar la muy waliyu ñëpp wax nañ loolu Cheikh Ahmadou Bamba dem ci moom yëkkati téere bi muy wax asiru ma al labraari teg ka ci loxoom won ka ni ka téere bi de maa ngi la koy jox mais dama bëgg mu doon seede ni maa ngi dem waaye maa ngi dellu si te bu soobee yàlla dinaa la fekkaat fii Ndar daal di ko jox ni ko na nga jàng bayit yu njëkk yi foofu nag la ñuy teg suñu baaraam tey ndax liggéey bi moom moo ko laaj ndax sàcc naa tuuti ci heure pause bi daal di def lii waaye heure bi jot na dafa mel ni sax ñi ngi may fëgg ci sama bunt moo tax maa ngi ciy jéggulu kon ñi ngi yem ci fi Cheikh Ahmadou Bamba yëkkatee asiru ma al labraari teg ka ci loxo yu tedd yooyu di loxo Amadou Ndiaye Mabéy nga xam ni mooy wayjuru Sëriñ Mamoun Ndiaye yal na yàlla yokk leeram man ma bokk ci ñi nga xam ne ci daara alxuraanam laa njëkk a jàngee alxuraan ak ñu bari ñu baax ñu bari wax dëgg yàlla maa ca yées waaye ñu am ci mbégte am ci fierté tamit wasalaamaaleykum wa rahmatullah kullu antum bi xayr